come, yeah, 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 le, come, palala. Come, oh, 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 lo, come, palala, hey, the money, Monday fuck my way, Monday fuck my way, ya Allah, ya fuck my way. Koy laajte fan la jóge géero jàmm gën la fidèle ma génne dégg jàmm love du ma sa dee fa la njëkk a feeñe ñi ma daan forget ne foog ma way asisi foog ma way billaay cay foog ma way waay koy laajte fan la géero jàmm gën la fidèle ma génne dégg jàmm love du ma sa dee fa la njëkk a feeñe ñi ma daan forget ne foog ma way danga dégg le roi de la mélodie sooy laaj King Babylon la sama neem ngi ñëw looy waay parel nga ñëw tàmbale ak baay dama ni yow ci mélodie ma ci def lu nice du yaa ngi fil keroog ma sa si you come ci mélodie ma ci def lu nice du yaa ngi fil keroog ma sa si you come palala come oh 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 lo come palala come yeah le come palala hey damane ñu mel ni bidéo bu bees yi fay karlo fala di bee Touré ku ndaw Aziz joxol saxook Yusuma jigéen fere di faam l'affaire ma right Paul ñi ñoo tax ma like man ne woon cawar jànge ne woon jarabi tafa Elas Diouf liggéey ni papa Ismaïla Lo papa Ismaïla Lo alima liggéey no wallaay ma ca gën a ndaw gañang ma love yàgg na ma toog nga may laaj sama benn sound la yak moom jàngal ma ñëw ba koy laajte fa la nga yanga xamoo woon lu mel ni mu ngi ne ci man saa yu ma la rombe di ne ci man la lay annoncé ci say bët nga koy aas bum la ma sa yem li ma daan wetey feeñ tey ci doomu jàmm gën fu mu yegg see daram du fa doy dara du fi doy fii tey dara du fi doy yes sir. neex na macha allah di wuyoo ci turu Lamine Pen moom mooy turam dëgg waaye lii di nom d'artiste am King Babylon la ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom nag bu mu dooree musique ak léegi daanaka mën nañu wax ne yàgg na dooree ko ci benn groupe bu ñuy wax dégg jàmm boobu ak léegi nag jot naa génne 3 singles 4
single plutôt daal di si teg ñaari clip King Badilone ñu lay ñaan nga ñëw fekk si ñu ci plateau bi au ñiletaa la wax deret ba yëngal moo tax fu ñu ko tuddee rek damay daal di yëngatu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue chers téléspectateurs yéen a ngi seen biir émission toi-même tu sais xam ngeen ne saay bu ñuy ñëwee rek c'est pour jox leen li nga xamante ne moom mooy les informations phares bu ko defee ku ci nekk rek daal di ci wax sa gis-gis bu ko defee xale comme mag ku ci nekkit daal di gën a mën a rek comprendre ñu fi dalal tey suñu invité musique bi nga xamante ne mu nga juddoo fële ca Pikine daal di màggee fi nga xamante ne moom mooy jàmm gën xam ngeen ne saay bu ñu ñëwee rek ci bile émission dañ koy dooree li nga xamante ne moom mooy actualité de l'internet moo tax tey Haby Sow daal di fi toog tey nag demoon nañu yëral yi fee nga xamante ne moom mooy Seneweb ak Dakar Matin dinañu xam tout à l'heure ana lan moo fa gën a fës buñ ca noppee dañuy daal di dem ci Pape Ousmane Cissé Pape Ousmane Cissé nag dans actualité politique et sociale tey nag mu fi dalal ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Pape Babacar Gueye nekk ex-chefu cabinet bu Diène Farba Sarr ñoom ñaar nag dinañu waxtaanee lu jëm ci urbanisme et habitat Diène Farba l'étoffe d'un bâtisseur excusez-moi l'étoffe d'un bâtisseur mal compris ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Pape Babacar Gueye moom il est le président du mouvement pour l'émergence gëm sa bopp jëriñ sa gox xam ngeen ne lundi bu jot ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Ly dans sa rubrique high tech tey nag dafa indi ñaari mbir yi nga xamante ne dafa am solo soxal ñi nga xamante ne bu ñu bëggee di surfer ci internet bi ana naka lañ ko war a mën a defee de façon anonyme mais aussi sécurisée ci beneen wàll ba mooy naka nga mën a def rek ba mën a récupérer waat vidéo ak image yi nga xamante ne jotoon nga ko supprimer ça sera tout à l'heure dina ñëwit ci beneen mbir jëmale ko ci ay cerveau wu cochon yoo xamante ne dañ leen décapité après daal di leen réanimer 4 heures de temps après leur mort ça sera tout à l'heure avec Abdoulaye Ly li nga xamante ne moom mooy actualité sportive également di ngeen ko am avec l'international Mbaye Sène tonton Sall tout à l'heure dina ci ñëw ak cerveau cochon yooyu l'international Mbaye Sène dina ñëw ci actualité sportive moom toujours égal à lui-même du génn du dem fenn ak jour férié xam ngeen bu teewee fii c'est parce que rek am na ay xibaar yu wóor te leer li jëmale ci rubrique boobule am nañu it ki nga xamante ne moom mooy événement du jour ñu fiy dalal Cheikh Djibril Samb nekk porte-parole des 121 villages Lébou ñoom nag ñuy amal seen 8e édition des journées de prière de la collectivité Lébou tey nag du ma fàtte ki nga xamante ne moom mooy Tonton Sall bi su ma ko fàttee tey du ma ko baal Tonton Sall non tey du ma la fàtte tey bi ñu ma waxee yaay ñëw toi-même tu sais dama ne yàlla dimbali ma ngir yàlla rek ma bañ a fàtte ki nga xamante ne moom mooy Tonton Sall bi waaye moom comprendre que ne man damaa jàpp sama xel ne TMTC égal Tonton Sall bi xanaa loolu neex na. loolu foofu waa li neexul. waa li neexul waa li neexul. TMTC égal Tonton Sall waa li neexul. mu nekk li nga xamante ne lu am solo la xanaa rek di defaale un petit coucou ki nga xamante ne moom mooy Awa Ba nga xamante ne lundi bi jot daf fi daan toog di ñu defal lii di culture ak ki nga xamante ne aussi moom mooy Ndeye Aram Touré ñoom ñaar ñëpp nag seen yaram yi dafa sutante xam naa ne du ñu def affaire Tonton Sall biige yooyu noonu di wax ay suba dama feebar man xam naa ne da ngeen feebar mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ngeen ñëwaat fii incha allah King Badilone ñu ngi lay nuyu. ça va maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay dolli ziar. sànq xaw naa la yéenu gis la nga yore kurus bi. waaw macha allah. baa fasaale nga ñu. waaw bu baax fasaale naa ñu fi nekk. ñu fi nekk ñëpp macha allah. yow nga tudd Lamine Pen. waaw maa ngi tudd Lamine Pen mais King Badilone mooy lan. King Badilone mélodie la. mélodie bu ñu dëpp. def ko mélodie Dilome. Dilome bi ma boole ci sama tur boole ci Baara. parce que Baara laa tudd. voilà mu nekk Badilone. mu nekk Badilone mais King bi gars yi ñoo ma koy jox rek à chaque fois yaay King donc moo tax ma boole ko ci def ko King Badilone. nga woy léegi King Badilone. moom la son bi tudd King aussi Badilone voilà c'est ça donc parce que son boobu bokk na son bi nga xamante ne tey bon bokk na ci son yi ma gën a may visibilité quoi. d'accord comprendre surtout ci côté réseaux sociaux yi. voilà donc moom laa njëkk a def muy sama premier clip. voilà donc ma tuddee ko King Badilone
voilà moom laa ñëwee nii tijjee ko ci émission bi quoi. d'accord nga ne yow foog nga way lu tax nga war a way. waaw foog ma way parce que dafa nekk ci man. waaw yàlla xam nga bu la natoo ci benn affaire nga bëgg ko di ci nekk dem ba commencé di ci percer di ci def ay quelques jéego. da ngay dem ba sentir ci sa bopp que ni foog nga way. moo tax ma ne foog ma way. baat bi moo neex wala da nga gis ne yow war ngaa mën a way nga way. wala pen bi nga sant moo tax ndax Omar Pène mën na cee nekk tamit. waaw lépp mën na ci nekk mais bon li bokk ci man la. comprendre nga nit ki moom mënoo échapper li bokk ci yow. dëgg la xëy na ba may gën a nekk xale bëggoon naa way trop daan nan wayantu ay son wu jàmbur ak genre. comprendre nga mais yàlla moom moo def que ni dafa bokk ci man. moo tax ma def ko. tonton Sala di nga dégg parfois ku la ne bon man sama askan kenn du way. mais sa bëgg-bëgg mooy tax nga yegg fi nga yegg comme moom nu mu ko waxee dama war a way. waaw xam nga bu njëkk ba buñ ñëw way rek géwél la ñuy xalaat. bon ci askan yëpp askan boo gis fii ci Sénégal am na géwél. Soose am na géwél Joola am na géwél Alpulaar am na géwél mais am nañu ñoo xam ne du ñu ay géwél di woy fekk woy dafay nekk ci ñoom. mais li ko gën a may doole nag mooy bi ñu ko defee métier. xam nga woy du woon métier. du woon métier déedéet. lan la woon. boo dee xool Sénégal woy dañ daan wax même ci biir askanu ngéwél danaan ñi ay faralamb lañ maanaam dañuy tëgg ñii ñu ni ay faramaarin lañ dañuy war a woy comme ñoom Waly ñoom Thione Seck ay faramaarin lañ. am ñoo xam ne dañ naan ay baj géwél lañu ñoom ñooy bàkk. xam nga tëgg aussi dafa bari ay kii am ñoo xam ne dañuy tëgg làmb am ñoo xam ne dañuy tëgg xiin am ñoo xam ne dañuy yéene. léegi nag ci biir askan yooyu nag ku ci nekk ak li nga war a woy am na ñoo xam ne ay làmbeen lañ comme ki na laam ñooñu dañuy taggaate ki na laam gisoo ci woyam bu lay woy dalay tagg dalay woy ci say maam voilà dalay joobe wax la say maam wax la li ñu def léegi nag am ñoo xam ne nag waruñoo woy mais woy day nekk ci ñoom comme li ko dal moom li ko dal mais nag ku sant pen da nga war a woy de sant dëkkul fenn bien mais bu ñu nee pen xel yi dafay dem ci ñeeño yi ñeeño yi mooy tëgg yi léegi nag Omar Pène tey askanam moom rek moo ciy woy te Ismaïla Lo du géwél d'accord waaye dafa nekk ci moom mu woy mais bi ñu ko defee métier nag ku mel ne ñoom Ismaïla Lo ak ñoom Youssou Ndour ñu def ko métier nag moo tax tey xale yi tey woy bu nekkee ci ñoom dañuy woy parce que métier la mais bu ñu demee ci racine bi amaana sax waruñoo woy mais bi ñu ko cultiver liggéey ko ba mu rafet ba mu nekk métier parce que bu njëkk bu ñu woon sa doom day woy da nga naan bu fa lay jara nga reyanteeg moom parce que boobu dañ ko joxul woon valeur dañ yaakaar boo duggee ci musique sax bu fermé la woon dañ ñaan sax boo duggee ci musique da ngay yàqu parce que dafa doon milieu boo xam dafa ri tax mais tey bi ñu ko defee métier ku woy nekk ci moom rek boo woyee vraiment boo ko déggee mooy nga xam ne woy mi ngi ci moom parce que xaw nañu yëngal sax waaye nag à moitié ki ci mel ne monsieur Guèye parce que gis naa ko macha allah jot na fee tàccu dafa mel ne lu mu doon way sànq yëngal na la yow it waaw aar moom li ko Sall Bigué waxee rek laa koy waxee aar moom su jëbee képp ko dégg galan dana am lu mu def ci yow et surtout cette jeune génération Sénégal bi mu ne man damaa gis ne damaa war a woy damaa bëgg a woy di woy dama yaakaar ne war nañ ko déglu parce que à travers li muy woy man jot naa ci ay messages yoo xamante ne xëy na moom ma ko woy sa xëy na woy xewu ko noonu wala woyewu ko noonu ndi gis naa fi un peu de Haalpulaar waaw gis naa tuuti loolu moo xaw a yëngal Habib Sow sax ay njilleetaa bi voilà donc am na culture bu muy génnee ñaax xale yi ci religion aussi wane ne su may woy itam terewul man ma doon ko gëm yàlla doomu jullit boole ki sama diina lu rafet la te aussi mélodie bi neex na loolu am na ambiance ñun ñëpp tàccu naa ko ñëpp merci du courage te pourtant benn instrument kese la utiliser guitare ak li nga xamante ne moom mooy baatam loolu di wane ne talent bi mu ngi fi depuis kañ nga commencé def musique depuis 2013 laa commencé def musique yàlla def ma bokkoon ci benn groupe bu ñu naan Dégg Jàmm waaw après ma duré fa benn 2 ans ci laa bàyyi def sama carrière solo ba nii tey génne nga 2 clips benn bi mooy clip mooy King Badilom deuxième clip bi mooy Marichou boobu ba mu génnee ak léegi yàggul Marichou men waaw Marichou pourquoi Marichou waaw parce que dafa nekk benn artiste boo xamante ne donc mu ngi joué ci benn téléfilm di véhiculer benn message boo xamante ne tey Sénégal muy góor muy jigéen képp ku ko seetaan da nga ci gis sa bopp loolu moo ma inspiré ci moom donc moo tax ma créé son bi mais xamoo ko personnellement non mais en fait déggante naa ak moom à travers son bi d'accord voilà lan nga ci wax loolu ci biir son boobu voilà maa ngi ciy wax ni que genre comme moom ni muy sëyee am na solo mun naa ko jouer après waaw ci émission bi quoi ci émission bi d'accord mais en général Pape Ousmane wala xaar ma ñëw ci Abi Sow puisque moom jigéen la mais Abi Sow en général am na ñu bëri ñu naan bon
peut-être genre série yooyu noonu li ñuy wone en réalité nekkul li nit ñi carrément di dund comme Marichou nu mu soumise noonu nekk femme soumise d'habitude nekkul loolu la ñuy gis ci kër yi. waa xam nga série yi lu bëri des fois liñ ci xaw a ñaawlu li si sénégalais di ñaawlu mooy que dañ naa reflété wul réalité sénégalaise comme par exemple atu yi ñuy am wala privilège yi ñuy am si seen kër yi ci biir série bi da ngay xool luxe rek la ñuy dund ak yooyu alors que réalité bi leneen la ñu bëri tey ñu ngi sëy amuñu jotewuñu ak luxe boobu noonu amaana sax am na ñuy dem ba naan ku am loolu yëpp si sa disposition peut-être que yow sëy rek moo la war donc mais ba tey tamit soumission boobu ngay wax am na de am na ba tey am na ñu góor ñi waxuñu loolu de bon góor ñi waxuñu loolu am na ñu bëri am na ñuy léegi ñu bu dee dafa 100% la xam nga tey dafa bëri am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen liggéey ngir toppatoo seen sëy lu gàtt lu gàtt comme waaw le fait que diggante 2013 ak léegi nga def si kase ay 4 single album ñëwul waaw xam nga booy doog dugg ci musique bu fekkee yaxamti woo quoi balaa ngay génne benn produit da ngay toog nga jël sa temps nga liggéey d'accord comprendre nga xëy na temps bi moo ñu xawoon a téye nekkoon ci gëstu yeeg yenn affaires yi comprendre nga tey ba yàlla dimbali ñoo en 2016 ci lañ génnee suñu premier titre tuddee ko Man la waay 2017 ñu génnee suñu deuxième titre tuddee ko King Badilom ci lañ def clip bi troisième bi mooy Dem Gàddaay quatrième bi mooy Poté Marichou bi ñu quoi d'accord nekk na lu am solo dinañ ñëwaat ci yow tout à l'heure may fàttali da ngay bañ King dafa mel ni yow problème boobu da nga koy dund waaw parce que man fi ma nekk dama koy luy dama luy foofu donc comme ci problème mu luyaas bi la doon expliqué sànq gars yi système boobu lañ teg su fii que wàññi nañ affaire yi ñu dem ba benn moment commencé génne seen locataire bëgg a yokku affaire yi donc affaire bi amoon na commencement mais amul suivi quoi bu fekkoon ne am na ñoo xamante ne dinañ mën a contrôler affaire yi carrément ñun duñu soxla waaw dëgg yàlla monsieur Guèye ma ne agence yi ñuy bëgg a rey ma ne la courtier yi ñi nga xam ne lu waraloon Dem Gàddaay waralu mel ni ma bëgg a doon quelqu'un bi represent girl you know me gëmal ni son lay dunde li ma joxe jom laa ko tibbe gëmoo woon lu mel ni la may def te moonte jàmm gën laa jóge dugal fil sama gàngoor fier ci man lañ def la may jaay talent fii la bu joo soo weddee confis xam man may King Badilom coono du reer tax ma deewoo jolli ma doon kilifa tey jomal ñi noo du mag ñi salteel Fils Diop lay def talent fay ful ji sama laaje King Badilom coono du reer tax ma deewoo jolli ma doon kilifa tey jomal ñi noo du mag ñi salteel Fils Diop lay def talent fay ful ji sama laaje Dilom yëngal li vene Badilom bataay def lu kenn mënul li mu doon jëb da koy fay def lu kenn mënul li mu doon liggéey ba bataay Badilom yëngal li vene Badilom bataay def lu kenn mënul li mu doon jëb da koy fay def lu kenn mënul li mu doon liggéey ba bataay gëm li ma doon job damay fay dem gàddaay ku ne ngay wax fi ma tollu daa laajul ay lay jobay tax ñu naw la baay sigil mangi sa waajee teew tey doon fi ndam ba wan naw du la gàcceel I never know I know na na yes def lu nice ci mélodie kay jeew giro def ma star
dinga ma ca kaw ndax fuñ ma woowee flotte laa koy def ca kaw drapeau géro jëma gën lay tiitaro fils mange sigil mange sawa jange ay waxalaay badilum ñangal leven badilum bataaya jaat kenn mënul li mu doon jëp da koy fay def lu kenn mënul li mu doon liggéey booba tey badilum ñangal leven badilum bataaya def lu kenn mënul li mu doon jëp da koy fay def lu kenn mënul li mu doon liggéey booba tey maa ngi koy liggéey booba tey maa ngi koy liggéey booba nice na King Badilom di leen dalalaat seen biir émission Toi-même tu sais ñu ngi ci deuxième partie bi tey nag ki nga xamante ne mooy Pape Ousmane Cissé ki mu fi dalal mooy El Hadj Pape Babacar Gueye nekk ex-chef bu cabinet bu Diène Farba Sarr suñu invité musique bi macha allah lan nga ñu woyal léegi nii déggaat naa ci encore Babylone de. waaw King Badilom bon bii mooy dem gàddaay. d'accord son bi mooy dem gàddaay donc bii mooy sama troisième titre. ah bi mooy troisième titre moom laa joué nii tey en live quoi. d'accord yan parole yi nga ci doon wax noonu maa ngi ko doon jéem a capté. mais jotu lu waraloon dem gàddaay waral lu mel nii. ma bëgg a doon quelqu'un buy représenter géro yu naw mi. gëmal ni son laay dundee ndax li may joxe jom laa ko tibbee. te gëmoo woon lu mel ni la may def te moonte jàmm gën laa jóge duggal fil sama gangoor fier ci man lañ def loo may jaay. talent fii la buujoo soo weddee campus xam man maay. King Badilom coono du réer tax ma deewoo jël li ma doon kilifa tey jëmal ñi noo du mag ñi salteel Fils Diop lay def talent fay ful ji soo ma laajee. ni nga koy gisee nii affaire bi dafa dugg ci xolam musique passionné la ci sànq bi ngay woy tonton Salam ngi naan sa timbre vocal dafa xaw a njuróo ki nga xamante ne moom mooy Yoro Ndiaye est-ce que daf la inspiré waaw bon ñoom ñëpp ñoo may inspiré quoi. ak vidéo bu bees sànq dégg naa parce que maa ngi vidéo bu bees ñi mel ni vidéo bu bees. Jules Faye Carlo. Touré Kunda Oasis ak Joxol Sakho ak Youssouma jigéen comprendre nga. ñooñu nekk nañ ñoo xamante ne tey Ismaël Lo Baba Maal comprendre nga Cheikh Ndigal Lo suñu papa. voilà donc ñooñu ci ñooñu la ñuy. si ñooñu la ñuy nampé suñu musique tey. parce que tey su ma demee bay jouer guitare ñooñu ñoo tax. surtout tamit waa vidéo bu bees. te di jouer du way sax c'est pas kii yombul. waaw yombul bay seen. c'est pas facile mais ki nga xamante ne mooy le Bob Dylan sénégalais muy Ismaël Lo. waaye na ko sànq ci premier morceau bi à la fin moom sax loolu def refrain bi affaire yooyu. c'est quelque chose boo xamante ne daf ma touché trop. ragal péete nag day xañ a wërsëg. man ko way Ismaël Lo rek mooy daal moom mooy way nga ma. te yaakaar naa ne way nga plateau bi yëpp encore une fois da nga am sax te da nga yàkkamti. soo toogoon foofu xaar ma fekk la fa. nga nam ma baatare non su fa toogoon foofu xaar ma fekk ko. waaw du ñàkk am nga ay projet yi nga xamante ne waaw maa ngi ci projet yi bon booy xool sax ñu ngi def war a def benn rencontre samedi bi nii le 27 bi nii. waaw mais ñii li ñuy chuchoté ci suuf man laa xamul lan la xew bi fii la gars yi. voilà ñu ngi ci ay projet instant bi nii donc trio bi waaw. ñu ngi ci promouvoir promo surtout ci niveau clip bi ñu génne nii. voilà donc après Ramadan bi bëgg nañ teg ay affaire ay show bon ñu ngi xool daal ñu ngi ci quoi ñu ngi ci pour l'instant nii instant bi ñu ngi ci quoi voie de promo bi pour gars yi ñi mën ñoo bàyyi xel ci que li ñuy def bon yàlla baax na quoi ñu ngi ci kanam am na fooy tëggee non actuellement aw ma fenn fu may tëggee lu waral loolu waaw bon artiste loolu baax na ci carrière am surtout mais yenn saa yi donc dañuy jouer ay première partie comme bu waa vidéo bu bees war a jouer donc lu ci bëri foofu la ñu nekk comme genre fii waaye just for you yenn saa yi fa la ñu nekk di jouer foofu première partie quoi c'est ça am na solo ñu jàll léegi ci international Mbaye Sène